bokk ci réew mi duñu ay ivoirien duñu ay malien nationalité sénégalaise lañu yor juddoo fi yaroo fi màggee fi di fay impôt di daggi taxe kon dama foog ne tey suñu institution may nañu ku sañ a taxaw ne bravo kontaan nañ ñun bu ñu kontaan nañ amuñ sañ-sañu taxaw ne ñun kontaan nañu waaye dañoo gis ne suñu àq ak suñu yelleef yëpp dañ koy bafoué à chaque fois boo xamante ne rek ñun gis nañ lu anormalul ñu génn wax rek nguur gi dañuy xoqatal nguur gi day bëgg damm suñuy tànk nguur gi dañuy jël ba bëgg ñoo génnee réew mi nguur gi day dem bay jël ay nit ku utiliser pour ñu ñëw ci ñun di dal suñu kaw te loolu duñ ko mën a nangu à l'espace de 15 jours motul 1 mois toxu naa ci ñetti kër moo mujjee toxu bi moo def ñetteel dafa séenatuma toxu ndag dinaa toog jàmbaarloo nguur gi ñëpp a gis nañu tournée économique président Macky Sall muy dem Fouta comme te nee na Fouta kii di foncier la ñu nangul ko it ndax man dama ne ko boo naan kii di foncier dangaa jum permis d'occuper lañ la joxoon te sa occupation baaxu ñu nangu suñu permis waaye moom bu demee bëgg a dem tournée mën a louer ay oto mën a jël gasoil mën a louer sax ay nit parce que maa ngi liste ay nit yu ñu louer ñii ñoo xam te ne 25000 lañ wax ak ñoom ñu dem ba yegg ñu jox leen 15000 francs ñu mujjee di ci xeex ne duñ ko jël waaye léegi ñun amuñu sañ-sañ ñun sol suñuy t-shirt ne ñun ñi kontaanuñu defuñu dara yoruñu arme blanche yoruñu fetel defuñu dara lu dul sol suñuy t-shirt yor suñuy pancarte yor suñuy banderole dagg suñu billet dem ba Fuuta uniquement pour ne président ñun bégguñu ndax lan ñu diggoon ñëpp gisuñu ko premier mandat ñoo àndoon ak yow fal la ñëpp fu sénégalais yëpp daa dee ne Macky Sall waa Fuuta kii am 12 ans sax voté na ñu dégg lu ne ñu amoon benn slogan di wax ne da ko bandu bande noon woni tinɗomo bande woni ganduɗomo bande woni jiiɗo ko jiiɗa ko bande woni keranoma ene ñambanma kona bandiraɗo kolɗoma caggal maanaam nit mbokkam boobu ñuy wax sa mbokk mooy ki la yëg sa mbokk mooy ki la safoo sa mbokk mooy ki la faale sa mbokk mooy ki lay nemmeeku sa mbokk mooy ki nga xamante ne gis na nga nekk ci ay jafe-jafe mu dindi la say jafe-jafe gisuñu ko mu toogaat deuxième mandat à notre grande surprise mu def ñu Ɓinguel Moro Mor tax ñenn julde ko caggal julde Mor toog ma faran fàcce leen ko ci Kocc Barma mu ne doomu lettkat du lettu ba su julli après julli lay lettu kon defe naa kon sénégalais yëpp ay doomu lettkat lañu war a doon ndax dama foog ne président wu Sénégal ñëpp lay war a doon boo comppalee fii war naa compal fee waaye bu demee lu toll ni Fuuta mu def ñu doomu lettkat yabee mun sawee sa foofu te nag nangatuñoo nekk doomu lettkat ndax ràpp nañ suñu bopp bëri na karaas am nañu teeñ gis ñu ku ñu firi ba ñu wax otomaan ñu nit te doo ci nangooti ndax ñu bàyyi dem nañ Wuro Sogi nag à sunu manière génn nañ président war a dem tegi pose première pierre hôpital bi ñu sol suñuy t-shirt yu xonq taxaw naan Fuuta tampi Fuuta maay waaye nag man duma sunu force de l'ordre yi laa njëkk a ŋàññ ndax dama foog ne bu ñu toogee ñun ñoo leen di fay ñun ñoo yëkk suñu xaalis sañ leen di fay suñu kaaraange seen loxo la ne waaye bu ay nervi ñëwee suñuy force de l'ordre taxaw ay nervi ñëw dal suñu kaw di ñu dóor man mii di jigéen ñu dóor ma ba daane ma si suuf ñu jël beneen xale bu jigéen yàlla dafa def sutura dafa jiitaloon beneen yére ñu sumi ay tisetam sàcc suñuy portable jël suñuy banderole jël suñuy pancarte dóor ñu ba ñuy bëgg a dee dóor yi bu nekkoon benn yoon sax mu tañ waaye ñaari yoon la ñu dóor yaram yëpp di metti waaye ba tey dinañ ko gérer noonu gendarme yi daal day ñëw bi gendarme yi ñëwee naan maan waaw da ngeen war a taxaw fii ne woon naa ne bu leen bouger fii ma ne ko amoon dara looy wax moom commandant bi ma ne ko yéen a ñu njëkk a dóor parce que yéen a jàkkaarloog ay nervi man du ma wax nervi sax ay bande recruté laay wax ñu jàkkaarloog yéen en tant que force de l'ordre ñu ñuy dóor deful leen dara waxul leen dara am benn gendarme bu génne ne ma santal yàlla man su ma ñëwul woon jàpp nervi bi intervenir heure bi doon fekk nga dee mbaa ñu damm la mbaa say bañ rot mbaa nga nekk hôpital ma ne ko nga osé wax lii mu ne dama lay wax rek léegi nag commandant bi daal di koo calmé commandant bi ne ma maa ngi jéggalu commandant bi soof ne ma maa ngi jéggalu léegi ñëw leen ngeen taxaw fii boo leen fi taxawee président fii lay jaar bu fi jaaree dina leen gis te di ngeen wax seen soxla ñu ne ok mu ne ñoo leen di encadré mu daal ñoo encadré ñu taxaw nervi yi ñëw comme tali moo nekk suñu diggante ñuy côté bi nervi yi ne ñu gën a renforcer ñu ñëw waa BIP aussi ñëw ñu indi oto waa BIP yu bëri renforcer waat gendarmerie bi ñu nekk naan Fuuta tampi Fuuta maa yi leader di jàll ak seeni oto di dem ba mu jékki-jékki benn garde rapproché président
daa dee ñëw wàcc ci 4x4 am am ku mu oo ne ko lan la lu xew xam naa kooku ne ko waa Fouta Tampi ñoo taxaw nii donc ñu daal di maa woo ñu bëri na ma bur wuy ji ma ne ko de dama koy wuy ji ba xam lu muy wax ma daal dee jéggi tali bi fekk ji ko foofu mu ne ma lii lan la ma ne ko dañuy revendiquer suñuy droit Fouta 1977 hôpital Ourossogui gi si dañu ko inauguré woon muus yeeg béy yi ak xar yi ñoo fa ne boo amee malade sax amoo sañ-sañ yóbbu ko fa boo fa yóbboo malade bu sonn ñu war kaa defar analyse bi dañu la koy bindal ne la demal ba Touba nga defi foofu analyse bi yaa sa malade nga door a ñibbi sa muy lu kenn mënut a xam may wax mu ne ma waaw bu nekk même bu nekkee loolu amu leen droit di sol fii tiset yu du fi taxaw ma ne ko si tañuy sol tiset ru dañ fi taxaw mu ne ma avancé leen ba ci kanam a kanam ma ne ko du ñu avancé fen fii la ñuy taxaw suñuy droit lañ nekk te kenn du ko dindi ah mu dugg ci otoom dem woo benn nervi wax ak moom dugg ci otoom dem 5 minutes après président war a yegg si nervi ci boppam ana nervi ak sànni nit bomb rek grenade nervi yi sànni ñu grenade ñëw dalaat suñu kaw gaañ ñu bëri nangu ay portable def lu leen neex samay garde du corps rawale ma ñu daw dugg benn kër bi ñu duggee benn kër am benn xale bu góor bu yor jakata xaw ma ko sax mu daal di daw ñëw ne Fatimata Ndiaye laay seet sama garde du corps ne du ma yegg si mu ne ko dimbali ma ngir yàlla ñu yegg si ma yegg si moom dama ko bëgg a dimbali vie mu ngi en danger xaw ma ko yàlla xam na ne ba tey xaw ma waay mu daal di ñëw ne ma génnal dëkk bi léegi bon maire dëkk Ourossogui j'ai oublié son nom Moussa Bokar Thiam ay nerviem lañ ñu jël ñaari auto pick-up que bi ma génnee manifestation man duggaatuma sama kër fi ñu wàccoon luwe jël ñaari auto pick-up ba sama biir kër ay nervi pour ñu attaqué waat ma ñu wax ñu yëg ñu obligé sama ñoom di jaay ak ñeneen ñu daadee indi ay oto ma obligé génn oto bi ma duggoon duggaat ci beneen oto bi Ourossogui nga njëkk a yëg jot ko Kanel mais ñu daw rawale ma ba Kanel ba ci àllu Kanel bi ñu toog ko ba Guéwé passé ma rallier Dakar jël àll bi di daw pour rallier waa Dakar ñun xanaa ñu duñu ay sénégalais te sénégalais yi yëpp laa jël en témoin gis nga problème mu nervi bii buñ ci teelul la jóg fere ne ko fi mu jëm du baax ba jamonoy baax force de l'ordre moo waroon taxaw sécuriser ñëpp waaye ay bande recruté ñuy jàpp ay doomu aadama di leen dóor ci kanamu force de l'ordre duñu wax dara duñu wax lenn jot na nag ñu dañ ko man nag Fane Ndiaye damay wax man dama part personnel dama koy wax te lu ma ci góobee gar ko dinaa ut sama arme dinaa ut sama permis si jigéen laa ku ma attaqué ti danaa dal sa kaw lu ma yoon may ma jël parce que nag du ma nangu tamit man ñu may rey balaa ñu maa rey fagaroo gën faju damaa yor njaboot te sama yaay dama yónni yàkkamti ma beneen bi mooy comment dire lii yeneen lii nu tudd organes yi mooy les droits de l'homme xaw ma ñoom Amnesty ak ñoom ñëpp ñu ngi gis nervi yi ni ñuy lëmbaajee kenn nangu wu cee wax dañ cee war a wax kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñoom ñi nga xam ne problème bu am dañuy génn wax ci nañ ñëw wax ci problème nervi yi sinon guerre civile dina am Sénégal te bu ñu moytuwul ci lañ jëm parce que nag kenn du nangu yow nga dëkk ci dëkk war a revendiquer say droit saa yoo ko defee ñu génneel ay nervi nañu dal sa kaw nit ñi nag fu mu jëm du baax te ñun nag ñun jóg nañ taxaw temm ñun bokk dinaa porte plainte fii ci Sénégal dinaa porte plainte international fu sama kàddu mën a yegg ak fu ma mën a jooytoo lii ba ñëpp a yëg ko dinaa ko jooj dinaa fa joxoñ baaraamu tuuma man nag du ma tuumaal kenn du ma wax kenn président Macky Sall laay wax parce que si tournée économique bii ci la nervi yi demee te nervi yi am Fouta masul am Fouta masul am Sénégal yi ñu andi nervi fële ci Fouta masul am Sénégal ça veut dire que mënul ne moom yi muy dem yëpp te yi muy dem yëpp day romb nervi yi mënul ne gisul nervi yi parce que moo nervi yi ñoo ànd kon man du ma ne nervi sax ñoo ñu dóor mais président Macky Sall si boppam moo ñu dóor te gis na li xew Fouta te on ne compte pas rester là dinañ dem lu ñu am ñu jël loolu mooy li ñu bëggoon a wax ma bëgg cee dolli leneen am na ñu ay sites yoo xamante ne ñu ngi reprendre naan Fatimata Ndiaye Fouta Tampi a été président Macky Sall da ko recevoir man président Macky Sall recevoir mouvement Fouta Tampi ensemble sauvons le Fouta te soxlawuñu aussi mu recevoir ñu parce que ñun suñu xeex bi xeex bu noble la combat bu noble la li ñuy wax tamit naan ay dafa am ay opposants yu ne suñu ginnaaw arrêté leen loolu ñun benn opposant newu suñu kanam benn opposant newu suñu ginnaaw ñun dañuy dem avec notre propre moyen may sant tamit di gërëm waa diaspora waa Sénégal parce que ñun ñi bi ñuy dem sa Fouta ñi dañoo may 5000
ñi may ñu 1000 francs 200 sax yónnee nañ ma ko Wave uniquement pour ñu dem xeex bi parce que xeex bu noobu la ma ci profité tam di sant président Ousmane Sonko gis nañ soutien am taxaw na ci diggu télé bi yëpp wax sunu def conférence de presse am lu mu wax ba ne léegi na ñëpp ne Fouta Tampi ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que tamit ku lay soutenir foo toog da nga koy sant di gërëm mais bàyyi leen ngeen di jël nit di wax dara ñu ne diw moo ne ci ginnaawam wala diw moo koy financé kenn financé wuñ kenn newu suñu kanam kenn newu suñu ginnaaw Fouta nag mu ngi suñu kanam mu ngi suñu ginnaaw Sénégal mu ngi suñu kanam mu ngi suñu ginnaaw ndax Sénégal la ñun ñor rawatina Fouta sant naa leen da gërëm leen. ñëw rek pour wax si juste rek en tant que activiste en tant que membre du mouvement Nittu Dëgg Valeurs fekk si suñuy confrères waa Y'en a marre ak suñu sister brave sister ak waa Fouta Tampi yëpp nga xamante ni dañoo def loo xam ni ñun gis nañ ni daanaka xaw mi ngi bëgg yàgg def na 9 ans wala plus 9 ans Macky Sall mi ngi def 9 ans mi ngi bëgg def 9 ans ci pouvoir bi ñuy jox ci politique bu Sénégal ci image bu Macky Sall di joxe image boo xam ci Fouta loolu amul du dëgg te amuñu woon en fait occasion boo xam mën nañ ko wane parce que dañuy wax ne mbéjum kanam borom a koy fajal boppam mënuñu jël place waa Fouta ñun taxaw en tant que activiste dem fa xeexal leen seen xeex te ñoom ñooy dund li nga xam moo nekk foofu noonu léegi nag politiquement dafa am loo xam ni ñoom dañ ko réussir woon ci ay image yoo xam ni au fait du dëgg mooy comme li Farba Ngom di def nga gis yeneen di ko def biir Fouta jaay doole beeg ñoom yàlla daf leen natt ñoom gàcce bu rëy rëy ba ñu amee ay jàmbaar yu mel ni Fatoumata mi ak yeneen membres yi nekk si ginnaaw muy Fouta Tampi tukulóor nag dafa am lu yàlla bind si yàlla bindee tukulóor loo ko mën a waxal bëggul fen bëggul sàcc am na diine te yii bu nekkee si nit man gisuma leneen laa xam ne am war na manqué na ko loolu nit mën a waxal tukulóor Fouta laa gis récemment yàggul ay nit di sàcc béta kii ay comment dirais-je des vol de bétail yi ni ñu jàpp leen dagg seen loxo comme ni ko diine waxee man Fouta laa ko gis li wax yàggul matul 3 mois c'est-à-dire pour wax juste rek pour wax leen ni ñooñu dañoo am ay valeur am lu ñu gëm kon Macky Sall image bi muy prôné li muy doxal Sénégal loolu du image yu Fouta alhamdulilah am nañ ñoo xam ne mën nañu dimbali ci wane ni image yu Fouta du loolu Macky Sall di wane léegi nag dañuy ñëw si Sénégal kër gu amul kilifa Sénégal dañ toll Sénégal boo xam ni kër gu amul kilifa la kër gu amul kilifa nag day am fi ñuy jaay yamba am foo xam ni amul buntu kër heure bu neex ngay baali foofu la Sénégal toll ak Macky Sall en réalité parce que du leader du responsable léegi nag bu fekkee ni askan wi ko fal moom nekkul ki ñu fal matewul li mu doon devoir la ci ñun ñu jug dem récupérer li ñu moom récupérer sunu Sénégal balaa Macky Sall di ko yàq tax essayé ne ko nu ne ay Aliou Dunguru Sow di waxi jaasi fii lu nekk def nañ ko pour indi problème entre Haalpulaar yi ak ñeneen ñi te loolu amul Sénégal mënul nekk Cheikh Omar Foutiyou amul fu mu tegul tànkam ci Sénégal ci kër sëriñ sëpp teg na fa tànkam ñaanal leen avant seen waajur avant ñoom ñuy ñëw fii loolu ñëpp xam nañ histoire Cheikh Omar Foutiyou donc Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar le message est très clair mooy ñun dañuy jug jàkkaarloog Macky Sall que amul benn parti politique boo xam ni moo tax moo nekk si ginnaaw kenn waa Fouta ñoo am seen problème Sénégal ñoo am seen problème jug di ko lijjantil seen bopp politicien bu ñëw nduróog ñun li ñuy xeex ñu ànd ak yow soo nduróog ak moom ñu tegal la nee waaw ànd ak nag ku nduróog yow ñu nduróog ñooy ànd comme ni ko olof di waxee donc c'est très clair loolu message dafa am solo léegi nag li ma bëggoon ñu xam ko mooy en tout cas ñun les activistes ñi ngi ànd ak waa Fouta ñi ngi ànd ak fépp fu nit nekk ci gox ci Sénégal ci ñaxtu jafe-jafe yi nga xam ñu ngi koy dund ànd ak Macky Sall fexe mu quitter pouvoir bi ba nga xam tournée bi day nekk tournée tàggatoo pour jóge quitter pouvoir bi avion bi nekk avion bu muy dawee jógee ci bopp réew bi loolu kese moo am solo donc loolu mooy message bi ma bëggoon lancer di wax ne ñu bàyyi xel ni le 23 juin incha allahu rabbi Aliou Sané mercredi bii la dañuy joxe rassemblement bu mag ñu ngi war a dajee. en face parking stade HLM Grand Yoff. waaw terrain HLM Grand Yoff. en face stade bi. fa la ñuy defee manifestation parce que xam ngeen entre guillemets M23 mouvement entre M23 bi nga xam ne M23 wu Macky Sall bi ñoom dañoo njëkkantu ak ñi nga xam ñooy xeexal Sénégal dem dugal fa déclaration boo xam moo tax ñu occupé place de l'Obélisque léegi loolu nag moo tax ñuy defi foofu yëf yi pour wax rek pour xamal leen ni M23 ñun ñoo ko moom ñun ndax 23 juin def na 10 ans ñun ñoo nekkoon foofu ñu jàpp ñu man kilifa mii ñun ñoo fa nekkoon kon ñun gisuñu keneen koo xam ni moom taxaw na image boobu noonu ngeen koy 23 juin Sénégal yëpp ko moom Sénégal yëpp a génnoon donc may wax ni nañ ko nit ñi bàyyi xel ñu ànd ñun ñëpp manifesté wu di invité waa Fouta Tampi mouvement yëpp ñu ànd wane rassemblement boo xam ni wane ni tey la waalo gën a aay Sénégal li ñu doon jooy tey la gën a metti te dara changé wul te ñu nag Macky Sall ba mu quitté pouvoir bi ci nii wala ci ne troisième maanaam bëgg ko fi am dañ koy wulli mu jóge fi di jaajëfal le mouvement Fouta Tampi sauvons le Fouta ensemble sauvons le Fouta ensemble sauvons le Sénégal parce que bu ñu isolé woo rek on devient très faible l'heure est au rassemblement jot na ñu dajaloo booloo te xam ni nous avons le même objectif et nous avons le même but et le but c'est quoi? C'est de sauver le Sénégal. Le but c'est quoi? C'est de faire comprendre à ceux qui sèment le désordre
désordre dans ce pays, qui est le président de la République, Macky Sall, et son gouvernement, que ni fii nii du dëkk boo xamante ni on va laisser des voyous ñëw di fi semer le pagaille. On va pas l'accepter. Alors, j'interpelle directement le président de la République, le gardien de la Constitution, monsieur Macky Sall, lui qui commence à semer le germe d'une guerre civile. Loolu mooy pexeem, loolu mooy mëbëtam, mais ñu ngi koy xamal ni ko il ne va pas réussir parce que Sénégal benn bopp la, comme vient de le dire Karim, kenn mënu ko xar ñaar. Macky Sall dafa tojle parce que il n'avait que le Fouta bi mu doon jaay nit ñi ne woy foofu man maa ko moom ba yenn leaders yi sax campagne électorale da ngeen doon seetlu daawuñ sawar a dem batterie campagne à Fouta parce que daf leen demoon ba gëmloo ni leen sama fief la maa ko moom. Donc bi lii amee mu nekk lu ko tojol lii mooy li ko gën a metti ci 9 ans mi Fouta tampi Fouta maay Fouta yàgg na tampi Fouta yàgg na maay dafa fekk ne lu jot yomb. Donc ñu ngi koy interpeller ci li nga xamante ni moom la commencé di ko wax ni ko il n'a pas affaire avec des peureux. Ku ñu xam-xam ni en 2011 ñun ñoo doon taxaw ci kanam Macky Sall di taxaw ci suñu ginnaaw. On a partagé beaucoup de fronts yoo xamante ni su benn grenade tàkkee mu ne picc daw ak ay nitam ñun ñoo fa doon toog di nokki les grenades lacrymogènes avec le peuple sénégalais, les dignes fils de ce pays. Ba looloo waral l'événement du 23 juin événement yi ngeen mës a dégg yëpp ba keroog ñuy empêcher à Abdoulaye Wade qui est 10 000 fois plus puissant que Macky Sall de faire un 3e mandat. Kon Macky Sall c'est le cadet de nos soucis. Donc le problème n'est plus Macky Sall mais le problème mooy di woote bi nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoom la jël walaa kaana loo leen ba ñu walaa kaana mu surfe ci seen pauvreté boobu ñu entraîné ba nekk ay ponkal mu leen di jàpp ñuy dajeek nit ñi. Man je suis clair depuis ci événement mars yi je ne vais pas me laisser tuer par un imbécile parce que ces gens-là que je vois yi nekk ci mbedd yi di dóor nit ñi c'est des enfoirés ñoo xamante ni ils ne méritent pas d'être des Sénégalais duñ sax ay africains kenn xamul fu ñu leen jëlee. Donc je viens de comprendre les forces occultes yi nga xamante ni ñoom ñu ngi ko doon wax ñoom ñoo ko am yàlla weer na leen yàlla tojal na leen. ñuy fragiliser li nga xamante ni mooy suñu police di fragiliser li nga xamante ni mooy suñu gendarmerie di fragiliser li nga xamante ni ñooy suñu institution yi. À la place de la police et de la gendarmerie ñu dem jëli ay ñoo xamante ni tekkiwuñu dara démb ak tey ñuy dal ci kaw askan wi. duñu leen boole ak kenn vous êtes jeune et on est jeune si vous êtes 200 000 nous on est 17 millions et le problème nous allons le régler nous-mêmes. duñu bàyyi kenn di toj suñu bopp wala sax nga ñuy xosi on va pas l'accepter amul neexal amul naxtaan amul dara ay jeunes ngeen wóolu ngeen seeni biceps ñun tamit wóolu nañu suñuy biceps on vous attend de pied ferme. Donc le président de la République su fekkente ni yow sa violence gi nga violent ba nga xamante ni dafa feeñ tey ci kanamu àdduna bi yëpp amatuloo loo ciy rus yéen dama leen di wax ngeen xam seen bopp yéen bés bu ngeen di recevoir ay coups Macky Sall du ko yëg du ko fekkee kon ñun ak yéen ñoo dëkk ci town bi te yéen ñëpp indexé nañ leen xam ngeen fi ngeen dëkk ni ngeen di wëree di rëbb ay Fatoumata Ndiaye di dem kër Alioune Sané di ko rëbb di ñëw sama kër di ko rëbb sachez que noonu la ñuy ñëwee aussi organiser wu nañu bugguñ leen a bett noonu ñu ngi leen di rëbb chasse aux nervis ñu ngi leen di rëbb te ku ñu ci jàpp dinañ la tànc lu baax a baax a baax a baax a baax donc c'était vraiment mes propos. Je remercie tout le monde jaa ngeen jëf. ci suñuy biir waxtaan yu ñu amal tey association mouvement Fouta Tampi bi nga xamante ni tey seeni membres ñoom ñoo dund lii au niveau de Fouta muy un acte criminel ndax ani des nervis ak ay grenades lacrymogènes c'est-à-dire des nervis yi nga xamante ni bokkuñu ci force de sécurité de la République yi reconnue par l'État ñuy xaañ ay citoyens ay grenades lacrymogènes di leen dóor ba di leen gaañ lii raam nag ci ñag bi la jëm. La première chose mooy y aura des plaintes au niveau national et au niveau international dinañ ci ànd ak waa Fouta Tampi et avec toutes les forces vives pour que loolu
séance tenante ñu liggéey ci pour que plainte yooyu mu am au niveau national et au niveau international parce que actes yi il faut pas que ça reste impuni même si gis nañu actes yi am ci événement wu mars yi gis nga sénégalais yu ci ñàkk seen i bakkan les responsabilités n'ont pas été situées amut benn enquête boobu ba tey malgré les revendications du M2D gis nañu Sénégal yuñ ci dóor ba ñu jëlee ci laago ba tey y a rien qui est fait pour que la lumière soit faite sur ça mais lii nii aussi ñëw dolleeku si duñ ko seetaan et que dinañ def lépp lu war pour que justice soit faite au niveau national même si on sait les réalités malheureusement de notre justice qui est tenue par l'exécutif mais au niveau international bu dul tey bu ñu wàccee nguur gi ils répondront de leurs actes muy tey di ëllëg ça c'est sûr ça c'est une première chose deuxième chose prochainement inch'Allah sur invitation des populations de Fouta à travers Fouta Tampi les forces vives de ce pays que ce soit les mouvements citoyens les organisations de la société civile les associations ak képp ki nga xamante ni yaa ngi xeex pour ak yelleefu doomu aadama yaa ngi xeex pour démocratie wu Sénégal yaa ngi xeex pour état de droit ci ay jamono yii ñëw du yàgg dinañ leen woo pour annoncer leen grand rassemblement bi ñuy ami foofu parce que Fouta mooy Casamance Casamance mooy Kayor Kayor mooy Bawol Bawol mooy fépp Saloum on est tous des Sénégalais et s'ils nous invitent là-bas il est important que ñun ñëpp ñu dem Fouta am fa ce grand rassemblement pour la démocratie pour que Fouta bépp kaddu bu fa bëgg a jib pour wax jafe-jafe wu ñi fa nekk que ñu mun ko jibal comme ñenn ñi nuñ koy defee Casamance ñenn ñi ñu koy defee feneen ak feneen ci Sénégal on ne va pas accepter que Fouta ñu bâillonné ko c'est pas possible mënuñu au bout de 9 ans de mensonges tey ñu ne population wu Fouta yi du ñu jibal seen kaddu pour crier désarroi ak jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund donc ñu ngi jëm ci grand rassemblement boobu des forces vives de la nation au Fouta incha allah buñ ci yeggee dinañ leen wax kañ la bu soobee yàlla. En français.